nag moo indi ñu dénk ma ci thème général bi nga xam ne bi yéen a ngi koy traité ci thème mu mysticisme et politique te sëriñ bi def introduction ba nga xam ne bi ñëpp a ngi koy wax muy introduction ci héritage spirituel ak héritage politique ñu jéem rek ñun itam boole ci tuuti kàddu rek ëmb ko ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne bi sëriñ bi wax naa ko ak yéen léegi ni ko suñu mbokk waxee suñu xarit suñu doomu ndey li ngeen ma dénkoon comme thème mooy espace et temps dans la mystique xam nga espace et temps dans la mystique musulmane soo ko jéemee seet thème bu jafee ngi noonu thème bu jafee ngi noonu ndax ñetti thème yi ko composé yëpp ñetti éléments yi ko composé yëpp bu ci nekk élément bu jafe la mystique pour wax la lan la lu jafee ngi noonu espace pour wax la lan la lu jafee ngi noonu temps pour wax la lan la lu jafee ngi noonu gis nga temps am na benn philosophe bu mag bu ñuy wax Saint Augustin neewoon na gis nga temps soo ma ko laajul damay defe ne xam naa ko waaye soo ma nee mooy lan rek ma gis ne xaw ma ci dara xaw ma exactement lu mu doon thème yooyu nag la ñuy jéem a seet ñu ci génnee ci biir waxtaan ba nga xam ne bi dinañ ci jëlee loo xam ne dinañu xëy na leeral mën a leeral ilmu tasawuf lan la ci jublu ci espace ak temps zaman ak makkaan boobu nga wax léegi gis nga mu mel na espace ak temps loolu mooy première idée boo xam ne bi dinaa ko jéem a développé mu mel na espace ak temps dafa di loo xam ne li dafa contraire à la connaissance mystique nu ñu mënee expliquer loolu dama koy jaarale balaa may ñëw ci philosophe musulman yi ak mystique musulman yi damay jëkk a def benn détour bu gàtt ci benn philosophe allemand boo xam ne bi ñëpp fii xam nañu turam muy Emmanuel Kant gis nga Kant dafa wax ci espace et temps ne soo seetee espace et temps mooy loo xam ne li mooy condition wu connaissance humaine forme connaissance humaine ci espace ak ci temps la jaar maanaam léegi nga ne xam naa mbir moomu balaa nga koy xam nga situer ko dans l'espace situer ko dans le temps mu ne gis nga espace mooy forme lépp loo xam ne bi dina ñëw ci man ci ma xam ko mu jaar ci samay 5 sens sama dégg-dégg sama gis-gis loo xam ne dama koy xeeñ loo xam ne dama koy laal 5 sens yëpp daal su dara ñëwee war a ñëw ci man ma ne xam naa mbir mi dama koy xamee ci 5 sens yooyu te 5 sens yooyu li mu may mën a jàngal li mu may mën a jox mooy loo xam ne dafa placé wu ci espace mu ne forme boobu mooy forme a priori ou sensibilité soo déggee ñu ne forme a priori mooy mu jiitu sensibilité pour ma ne xam naa kaas bi wala percevoir naa kaas bi day fekk ma am sensu espace kaas bi nekk ci biir espace ma mën ne kon boog percevoir naa ko loolu muy espace deuxième bi itam muy temps moom mooy forme du sens interne temps mooy mën a tax ma ne xam naa dara loo xam ni day dérouler dans le temps sama rakk ji nekk sama kanam di Maxtaar Jaañ su yëkkati woon loxoom ni ma mën gis percevoir mouvement bi mu ko yëkkatee 3 secondes yi loxo bi di durée jóge ci suuf ni yegg ci kaw ni ma ko mën a xamee mooy ma indaale man sensu temps bi nekk ci man moo mën a tax ma gis ma percevoir mouvement wu loxoom ndax dinaa ne loxoom nekkoon na ci bii position il y a 3 secondes nekk na ci bii position 3 secondes plus tard mu mel na léegi su ma koy résumer li ma wax ni espace ak temps mooy cadre a priori boo xam ne bi fokk mu am fokk ci sama biir man ma am sensu espace ak sensu temps pour mu nekk condition wu connaissance ma percevoir benn objet dafay fekk objet boobu nekk dans l'espace et dans le temps loolu moo tax espace et temps dafay nekk ñaari affaire benn bi dafay nekk condition pour ma xam li tax mu nekk condition pour ma xam mbir il faut mbir moomu nekk ci espace ak temps dafa nekk itam boobu mooy wàllu positif bi su ma xoolee wàllu négatif bi dafay nekk limitation mënuma xam lu dul lu nekk ci makkaan
ak ci zaman lenn rek laa mën a xam mooy loo xam ne bi ñëw na ci man ci espace ak ci temps man itam ma indi sama sensu espace ak sama sensu temps li mbir mi nekk ci espace ak temps ak li ma am man sensu espace ak temps daje connaissance mën a possible donc connaissance mi condition de possibilité wu connaissance mooy espace ak temps loolu la Kant wax daa di ne loo xam ne li weesu na espace et temps mënatuloo am noo koy xamee su fekkee ne xam mooy li ñu définir comme xam-xam humain ndax xam-xam humain lan la suñuy xam comme doomu aadama suñu xam-xam fan lay jóge wax naa léegi 5 sens yi foofu lay mën a xamee dara sama bët ma gis ne Maxtaar a ngi nii toog sama loxo ma mën jàpp sama voisin xet ma gis ne tubaarkàlla côté bi xet yu neex a ngi jóge foofu sur ma droite noonu lay mënee xamee ndax ci samay sens njëkk la xam-xam bi di dugg see mu am aussi xam-xam boo xam ne bi ci sama raison laa koy tabaxee yooyu xam-xam yi may tabaxee ci sama raison amul nécessairement ay correspondant physique su ma nee xam naa mathématique xam naa théorème de Pythagore théorème boo xam ne bi war na la ni la somme des 3 angles d'un triangle est égale à 2 droits wala le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés du rectangle xam nga triangle mënoo ko gis triangle dëggantaan doo ko gis parce que su sa professeur tracé triangle ci tableau bi approximation rek la parce que triangle réel mënuloo ko gis parce que ligne warul am benn épaisseur te lu amul épaisseur doo ko gis pourtant yaa ngi raisonner ci triangle di ci def ay calcul de la même manière mën nga ni itam 17 plus 17 égale 34 17 amul fenn ana 17 kenn mënul génnee 17 ni la mu ngi nii dañ la mën a won 17 nit wala ñu won la 17 pomme wala ñu won la 17 orange waaye 17 bi ci boppam amul jëmm mu mel na 17 ba wala triangle bi kon boog nekkuñu ci espace waaw waaye ba tey ñu ngi ci temps moom limitation la ba tey pour connaissance boobu léegi bien que nekkuñu ci espace qu'est-ce que ça veut dire du loo xam ni dama koy percevoir ak samay sens donc sama raison moo koy mën a percevoir perception boo xam ne bi dafa jaar dans mes sens par mes sens perception boo xam ne bi dafa jaar par ma raison ñaar ñooñu ñoo définir limitu connaissance humaine mu yem foofu loo xam ne li jaarul ci sens wala jaarul ci raison ñëwul ci espace wala ñëwul ci temps mënul nekk objet de la connaissance humaine loolu mooy li nga xam ne bi philosophie wax na ko ci les limites de la connaissance humaine loolu suñu ko établir ba mu wér ñu nag seet connaissance mystique expérience mystique lan la wax ci espace ak ci temps sooy seet exemple da ngay seet exemple boo xam ne bi mooy exemple privilégié bi ñu am ñun musulmans yi soo nee expérience mystique bi gën a fondamentale ci ñun nga xam ne bépp expérience su mystique bépp ku ñu ne suufi nga wala waliyu nga et cetera ci loolu nga tibbee sa propre expérience muy expérience su suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te expérience première boobu mooy expérience su mirage mu jógee fii ñu ko di ko wax rañaan ci wolof mu jógee fii ci Makka tukki ba ca Jérusalem jógee Jérusalem daal di yéeg bëtti asamaan yi daje jeeg boroomam ca Sidratul Muntaha léegi soo xoolee ne loolu mooy modèlu expérience mystique est-ce que ci biir expérience mystique boobu espace dugg na ci est-ce que temps dugg na ci soo ne espace dugg na ci da nga naan kon boog du espace bi ñu xam ndax espace bi ñu xam kenn mënu ko parcourir ci temps bu ñu ni moom la ko parcourir loolu moo tax d'ailleurs ña ma ko nettali daal di ko weddi ne mënul nekk mennum Aboubacar Siddiq moo ne su fekkee wax na ko dëgg la su fekkee nee na noonu la kon boog noonu la kon boog su fekkee ne yéen li leen jaaxal mooy catégorie wu espace ak temps yi nga xam ni moom ngeen am muy limitation wu seen connaissance moo tax mënu leen gëm lii kon boog catégorie wu espace et temps yi ngeen am na yeneen catégorie wu espace et temps mu mel na donc expérience boobu loolu la ñu njëkk jàngal
ne expérience su espace et temps bi nga xam ne bi kat mooy limitation suñuy connaissance xëy na am na leneen loo xam ne li weesu na boobu expérience su temps weesu na boobu expérience su espace. ñu ne la itam bi mu defee tukki bu gudd boobu ak ña mu dajeel ak waxtaan ya mu am ak Jibril ak yonent ya mu dajeel ak ba mu demee ba ca boroomam ba nga xam ne bi dellu si na ba jógaat ca fa mu tëddoon foofu ca makkaan ba ca Makka ñu ne la hadis yi ko wax dañu ni ba ñu naan bërët di dem xaw nañu fel benn genre potu ndaa bi muy laata dellu si potu ndaa bi daanoo ko ba ndox mu conteniroon sottiku kon boog mbir ma amul ci biir temps mu mel na hors du temps boog la xewee xam nga léegi wax na la expérience mystique fondamentale première u yonentu yàlla islam sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne bi détruire na li nga xam ne bi décrire naa ko tout à l'heure muy les limites de la connaissance humaine nga xam ne foog mu jaar ci espace foog mu jaar ci temps foog mu jaar ci sensation foog mu jaar ci raison mu mel na bokk léegi expérience boobu jàngal nañu réalité wu beneen temps ak réalité wu beneen espace lan mooy donc pour ñun doomu aadama simple expérience boo xam ne bi loolu tekki na ko ci signification wu espace ak temps loolu pour jéem ko expliquer damay fàttaliku benn mbir moo xam ne bi sama waajur nettali na ma ko samay waajur yu bare nettali nañu ma ko dafa amoon ci Ndar góor gu baax góor gi ñu bare fii ci doomu Ndar yeeg ci waa tarixa tijaan bi xam nañ ko muy góor gi Ale Fall Sall Ale Fall Sall di doomu Tafsir Oumar Sall Tafsir Oumar Sall moo jur Amadou Sall mi nga xam ne bi moom ak Amadou Sy ñoo des ca guerre ba ñu ànd loolu moo indi famille yu duggante ba Sall yeeg si sëyante góor gi Ale Fall Sall bii may wax papa la ci sama papa ak si di sama nijaay Dut Sall góor gi Ale Fall Sall comme ni ñu daan def ci ndar notable yi tubaab yi ay Morel et Prom ak yooyu daan nañ leen dénk marchandise ñu jaayal leen à certain moment da ngay ñëw ci biir marchandise yooyu ñu la jaayal ngeen daal di def inventaire nga seet indiloon naa la 100 potu tomate kon boog nee nga jaay nga 90 des na 10 et cetera ñu ñëw di ko defal inventaire commencé di faram-fàcce mbir yi potu tomate yi potu nangam potu butéelu dawlin yi et cetera rek mu jékki-jékki rek bënd bëtam te ku xam famille Tafsir Oumar Sall ba léegi sama papa Makhtar Sall ba nekk foofu taax ñu gaaw a jooy lañu dañu gaaw a kii muy jooy ba ñu téye ko ni ko góor gi looy jooy mu ne dañu commencé di faram-fàcce mbir yi rek yowmal xiyaam daal di taxaw ci man ma gis rek ne nu demee noonu rek mooy am ñu naan diw kat defoon nga nangam diw defoon nga nangam defoon nga lii waxoon nga nangam te bàkkaar a ngi sew xam nga sama compagnie gi ci yërmande yàlla kese la ñu mën a espérer ndax pour ñu naan balance ba baax na moom ala kulli haal ragal naa ni dootul mën nekk loolu mu ne xelam dafa rek dem ci laaxira xam nga kii yaa ngi ligganti ay mbiru àddina ci espace humain bii ñu nekk espace humain boobu jékki-jékki ne rek effacé wu ci moom beneen espace divin daal di ñëw taxaw muy espace su jugement dernier xam nga nee naa la léegi tasawuf lu naqadi définir la lu naqadi définir la waaye ba tey mën na neex a définir mën nga ne rek mooy loolu ilmu tasawuf mooy rek nga nekk ci espace humain bi dara xew ci jékki-jékki rek sa xol tooy xepp nga daal di effacer espace humain bi daal di dugg ci biir espace divin xam nga du dara lu mystérieux dara nekk ci loo xam ne ni da waxuñu ne dafa naaw na dugg na ci biir espace et cetera waxuñu ne def na miracle dañu ne rek am na benn sens interne ci biiram ci biiru doomu aadama boo xam ne bi mën na dans les choses les plus banales et les plus quotidiennes jékki-jékki rek percevoir espace boo xam ne bi du espace humain bi ñu nekk loolu moo dal góor gi loolu moo indi xaalam léegi tubaab yaa ngi nii di laqar ci seen tomate moom xol ba ma ngay laqar ci leneen loo xam ne bi raw na ay potu tomate yu ma jaay ak ay potu tomate yu ma jaayul nii la espace humain ak espace divin mënee duggante gis nga loolu moo tax wax nañu ni Aboubacar Saddiq
radiallahu anhu daan na wax ne mosuma gis mbir te gis yàlla jiituwu ci mbir bu ma gis yàlla jiitu na ci ma gis mbir moomu ñu ne loo xam ne li niru na loolu waaye am na nuance ba tey mooy la nga xam ne li Ousmane moom daan na ko wax Ousmane Ibn Affan mu ne moom du gis mukk mbir te gis yàlla teguwul ci mu gis mbir moomu lu mu gis rek gis yàlla tegu na ci mu mel na li ma lay wax léegi nii ci góor gi Ale Fall Sall ba muy xool ñii di inventaire di wàññi seen potu tamaate jékki-jékki ne rek gis espace divin troisième bi muy Umar ibn al-Khattab moom itam wax lu mel noonu waaye ba tey am na beneen nuance bu mu introduire mu ne moom mosul gis mbir te gisu mbir boobu laxasaalewul mu gis ca yàlla xam nga fii moom léegi moom interpénétration la wax duggalantewu espace humain ak espace divin la kii wax makkaan bachari boobu nga wax ak makkaan ilahi boobu nga wax noonu la ñu mën a duggantee ci expérience spirituelle ou mystique te muy expérience bu simple soxlawul mu nekk lu extraordinaire na rekk nekk koo xam ne kii jékki-jékki nga sa xol tooy dara di xew ci àdduna si ci espace bi ñuy vivre ak temps bi ñuy vivre mu fàttali la beneen espace ak beneen temps boo xam ne bi boobu gisuloo ko jaarul ci sa sensibilité bi ma doon wax sa 5 sens jaarul ci sa raison kon boog jaar na ci beneen faculté boo xam ne bi yaa ngi ko am yow te du sens te du raison ñu ne kon boog léegi sooy wax waxu espace et temps pour le mystique fokk nga wax waxu faculté boobu nga xam ne bi dina la dugal ci beneen temps ak beneen espace bu dul forme a priori de la sensibilité yi nga xam ne yi moom la Kant wax kon boog gis-gis boobu lan la ak ban faculté spéciale moo lay permettre nga accéder ci temps ak espace divin yooyu ci expérience mystique loolu mooy ñaareel wala ñetteelu partie bokk li ma bëgg waxtaan ak yéen ki ñu leeralal loolu ki ñu leeralal signification wu faculté boobu nga xam ne bi weesu na sensibilité ak rationalité mooy Abu Hamid al-Ghazali bi nga xam ne bi tudd nga ko annoncé nga ni ci sama waxtaan lay bokk bi ngay commenté waxtaan wi ñu am léegi man ak yow Abu Hamid al-Ghazali xam ngeen ko xam nañu ko fii ndax suñu maam yu baax yi suñu sëriñ yi ñu ñeme woon jàng livre majeur muy Ihya Ulumuddin lañu soo ko seetee ci sëñ Alaaji Malik nga seet ko ci sëriñ Touba danañu koy faral di citer texte boobu dafa am importance bu mag ci diine islam moo tax ñu surnommé ko woon hujjatal islam la preuve de l'islam Abu Hamid al-Ghazali dafa juddu ci 11e siècle commun bi 1058 la juddu mi ngi dee 1111 Abu Hamid al-Ghazali théologien la woon bu mag di nitu fiqh itam mu nekkoon ci jamono ci benn espace ak temps boo xam ne bii dafa nekkoon espace ak temps bu troublé lool sax ci monde islamique parce que Bagdad la woon Bagdad la nekkoon te jamono yooju dafa bare woon trouble dans le monde islamique ku nekk da nga xëcc fii interprétation yi bare xëccoo yi bare chiites yi ñoo occupé woon Chine Égypte booba jamono Fatimidi ñoo fa nekk créé woon nañu université Al Azhar ci siècle bi jiitu woon loolu muy 10e siècle ñoom ñoo nekkoon foofu waaye terewul itam ci lu jege Bagdad chiite ismaélien yaa ngi fa woon amoon ay entreprise terroriste yoo xam ne ñu ngi ko doon mëne école yi bare querelle théologique yi bare côté bi yenn théologiens yi tendance mu'tazilite la ñu nekkoon yi théologien nekk tendance acharite ña nga xam ne bi ñoo doon pouvoir politique bi jamono jooju muy xalif abbasside ñoom ñoo jiitu woon ñoom ñoo nekkoon xalif mais réalité wu pouvoir bi ñi ko doon exercer dëgg mooy seeni vizir seeni ay ministre muy les vizirs seljukides vizir ba fa gënoon am doole jamono jooju nekkoon xaritu Abu Hamid al-Ghazali tuddoon Nizam al-Mulk moo doon turu vizir boobu Nizam al-Mulk dafa décidé woon nekk champion wu sunnisme contre chiisme
nekk champion wu kalaam acharite théologie acharite contre théologie mu'tazile mu créé woon ay institutions yoo xam ni université ko nga ko mën a tëkkaleel université ci jamono yooyu damay wax toujours ne gis nga université ci ñun la soqi ko musulman yi nizamiya ba ca gënoon a mag mooy nizamiya ba nekkoon Bagdad foofu nag la Abu Hamid al-Ghazali doon jàngale nekk boroom xam-xam boo xam ni bii lu mu wax kenn du ci teg baat balaa muy wax ñu ne ah ma ngay wax su waxee ñu ne wax na lu mu wax ñu jàppee ko téere moom toog ba xelam dellu si mu ne waaw man mi nga xam ne bi lu ma wax nit ñi d'accord balaa may wax sax jàpp nañu ne suñu ñëwee déglu si ma dëgg laa leen di wax dëgg boobu ñu dem téye ci man fu ma ko teg lan moo ma wóor ci ni li ma leen di jàngal am na fondement dëgër na est-ce que mën naa ne am naa ci li may jàngale certitude boo xam ne bi mooy équivalent wu li alxuraan di wax ilmal yaqin ma am ci certitude boo xam ne bi dara du ko yëngal xam nga su ma nee wóolu naa samay sens lu ma gis wóolu naa ne gis naa ko ah daal di ne maa ngi janoog sama xarit bi di sama doomu ndey mu ànd ak man muy alsin mën naa ne wóor na ma ni mi ngi nii toog à 4 mètres de moi donc am naa confiance ci sama vue sensu vue waaye su ma génnoon léegi nii weer wi su ma ko xoolee dafay mel na rek croissant taayu benn croissant bi nekk brioche dorée bi te faa leen yi xam ko bu baax a baax lay tollool pourtant sama sens loolu la ma won waaye sama xel wax na ma ne ëpp na loolu foofu de la même manière soo faboon léegi nii benn potu ndox nga dugal ci big bi wala nga dugal ci bant bu gudd da ngay gis mu def nii mel na du damm kon yow sa bët gis na ko mu damm sa xel wax na la ne dammul pourtant bien que sa xel rectifié na ko du tere sa bët continuer di ko gis mu damm munul rek xel mi munul redresser sa vue parce que loi wu vue bi moo mel noonu kon bokk samay sens munuma leen wóolu ne dañu may wax dëggu toujours mi ngi mel na soo amoon montre boo xam ne bi léeg-léeg mu wax la heure léeg-léeg du la wax heure montre boobu boo yóbboo sànnil parce que soo xoolee mu ne la il est 10 heures lan moo la ci wóor xëy na jikko wu fen la donc xamuloo ban moment lay fen ak ban moment la wax dëgg donc il est 10 heures da ngay jàpp rek ne c'est probable waaye mënoo ci am jamais lu mel na certitude mu mel na léegi dama am gis-gis bu bees boo xam ne bi dafa sëpp sama raison nekk une troisième faculté voilà su ma jëlee image yi ma jël léegi beneen étage u xam-xam boo xam ne bi weesu na les formes a priori de l'espace et du temps kon boog mu mel na faculté boobu mooy faculté bi nga xamee ni bi mën naa percevoir benn temps boo xam ne bi ce n'est plus le temps humain limité mais le temps divin illimité ñu ni soo tolloo nag ci faculté boobu xëy na ci ngay gën a mën am sensu temps boo xam ne bi du temps humain waaye temps divin la ak espace boo xam ne bi du espace humain waaye espace divin la faculté boobu mi ngi ci doomu aadama yépp parce que yàlla dafa sàkk doomu aadama yépp def leen ñu nekk les mêmes nature bi benn la ni mu ne dama sàkkee doomu aadama ak sama ñaari loxo ñépp a ci yam ñépp la sàkkee ak ñaari loxoom yooyu bi mu ne après ma soufflé ci moom sama ruux ñépp a ci yam ruux boobu ci ñépp la ko soufflé léegi ñun faculté boobu dafa atrophié ci ñun loo xam ni la da nga koy roose mu màgg la li koy roose nag mooy expérience spirituelle mooy li nga xam ni bi voie bi nga xam ni mooy la voie soufie loolu moo koy mën a roose ba faculté boobu ubbeeku xam nga mysticisme religion yëpp dafa am foo xam ni fi dañu fa niroo foo xam ni fi dañu fa daje mystique asiatique yi nga xam ni dañuy waxu un troisième œil pour wane ne sa ñaari bët yi mooy bëtu sensibilité ak rationalité mu mel na léegi da nga am benn troisième œil bu correspondre rek faculté sainte prophétique boobu ñuy wax xam nga suñu waxee waxu troisième œil mi ngi mel na loolu suufi yi ñoom qalb rek la ñuy wax xol ne xol moom mooy gis te gis-gisu xol moo gën a wóor gis-gisu bët waaw léegi mu mel na faculté boobu nga xam ne bi xalaatoon nañu ni moom moo war a mën a percevoir espace ak temps boobu kon boog jàngat nañu lan la doon ci imam Ghazali ak lu tax mu nekk faculté supérieure soufi yi nga xam ne yi mën nañu nekk fii ci espace bi ñuy vivre te en même temps
espace boobu duggalante na ak espace boo xam ne bi c'est l'espace divin ndax ñi ngi xool àdduna si ak seen ñaari bëtu sensibilité ak rationalité boolee ci di gis itam ak seen troisième œil boobu su ma jëlee boobu métaphore li ma wax ni indi ma ci benn quatrième et dernière partie wu li may wax nga xam ne question bi muy posé mooy question wu relation wu espace et temps divin boobu ak suñu espace et temps humain espace et temps humain boobu su fekkee ne yàlla may na la nga am ci accès nga xam ne boobu mooy espace ak temps boo xam ne bi moo correspondre ak sa faculté supérieure boobu nekk ci yow foofu du dafa lay gënal ndax doo dem ba xam ne bi da ngay xeeb espace et temps divin bi ñu nekkee décider rek ne yow foofu nga dëkk foofu nga bokk yaa ngi wird yaa ngi def say salaatu yaa ngi topp huwa di contempler espace boobu kon boog fii moom bokkatuloo ak moom dara am na benn cheikh soufi bu nekk fale ca côté wu Inde Abdul Quddus la tuddoon neewoon na man daal Muhammad bu arabi man jaaxal na ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxal na ma parce que mu def mirage dem ba sidratul muntaha gis li ko yàlla woon ba pare dem di dellu si fii ci suñu temps humain bi ak suñu espace humain bi naan yaa ngi lijjanti mbiru doomu aadama yi di leen tetteeg di leen yóbbu fileeg di encombré wu ci ñoom mu ne waat naa ci màggu yàlla ak barkewu kooku su ma demoon ba foofu fàtte leen ma jotee tumaak yéen dara waaw mu mel na léegi kon temps divin boobu ak espace divin boobu xëy na ku ci am accès le but de l'opération mooy nga nekk foofu di contempler la fa am daal di dumóoyu suñu espace ak suñu temps bile am na ñu xalaatee noonu mooy léegi ñi ma waxtaanaloon ak yow te nga cité leen ku mel na di benn philosophe du soufi itam Mohammed Ibn Baja Aboubacar Mohammed Ibn Baja boo xam ne bi vivroon na ci Andalousie au 11e siècle latin yi latinisé turam tuddee ko Avem Pace xam nga ñoom dañu daan fekk borom xam-xam philosophe musulman yi ñu fab seen tur changé ko latinisé ko ba mën ko gën a prononcer facilement noonu la ñu fabee Ibn Sina tuddee ko Avicenne fab Averroès Ibn Rushd tuddee ko Averroès ak noonu